Cheikh yaa ngi yëngal sunu caméra bi rek depuis sànq waa kay jërëjëf li koy firndeel moom mooy image bi ngeen di gis ay samba boy yu dàq ab ndaw bu yor scooter am ba ci biir kër gi te itam bu taxawoon yaakaar naa Chérif mën nañ koo faat ndax jaasi dañ yoroon te bu bàyyiwutoon dañ koy gor loolu nag di wane ne kaaraange gi mi ngi am ay jafe-jafe ci réew mi. te li ko indi mooy loolu ngeen mujj wax ci sunu la mooy làmb ji amoon diggante Baye Mandione ak Zarko gone yi tey def lii parce que lii mi ngi xewee zone de captage. ñi nga xamante ñoo ànd ak Zarko ñoo doon dem ca làmb ja jóge Grand Yoff xam naa jaar zone de captage Cité des Eaux génnee Maris pour dem Pikine donc fii lan dugg fi nga xamante ni kon moom mooy ci zone de captage laataa ñu yegg ci kër gi waaw plan bi sax moo gën a leer mooy borom moto bi nga xamante ni gis nga nin ko def jëm naa bañ gis nga gone gi nin ko doon koo fiir kee moom ma ngay jëm bañ ñu koy doon koo pompe gis nga pompe à gaz la yore pompe na ko ci kanam nga laata mu koy jéem a jot jàpp na ci moto bi bu bañoo bu lànk bu waa gis nga donc lii muy loo xamante ni quand même digg bëccëg ndar kaam la xew bu njëkk agression lan ca daa xam xëy na mooy guddi wala bu lan demee mais bu fekkente ne dèjà bëccëg ndar kaam lan koy def fekk nit ñi ba seeni biir kër di jël lan moom wala di bëgg a faat seen bakkan mbir mi mi nga bëgg a jéggi dayoo dernière information c'est vrai que police nee nañ interpellé nañ ci kenn ki mais lii day indi rek problème bi nga xamante ni il faut nit ñi gën ca góorgóorlu muy ci Ndakaaru ak diwaan yu ci bari mooy sécurité bi ñu gën koo renforcer parce que nit ñi bu fekkante ne dem nañ ba am nañ sentiment boo xamante nekkatuñ ci kaaraange dañuy dem ba ñoom ñooy fayal seen bopp parce que bu fekkante ne nit ki moom bala nga koo jël alalam wala nga fekk ko këram moom mu fayal boppam am na beneen vidéo boo xam ne mën a su koo teg ci télé te censuré woo ko benn agresseur boo xam moom it démb lañ koo jàpp wulli nañ ko ba mu nooyee parce que lii moo koy waral parce que dañuy fajal seen bopp moom la wax justice populaire te justice populaire moom kenn encouragé wu ko mais bu fekkee nit ñi aussi dañuy dem ba lii di am parce que borom scooter yi am na benn journal sax bu ci def benn dossier soit borom scooter lan wala borom yi saret xammee nañ leen ñu def na ko sudul noonu il faut quand même ñu freiner li nga xamante ni kon moom moo am ci Ndakaaru te mi ngi bëgg a wéy fan yi gis nga ko fii saa yu xëyee gis nga fi ay cas de meurtre yoo xamante ni ñi ngi leen di énumérer beneen bi tamit attaque yi te bu làmb amee quand même dañ ko ci nemmeeku zone Pikine wala ñi nga xamante ñoom ñoo dëkk même ci arène nationale bi gis nga Siteu la dernière fois bi mu fi doon bëri cas yu mel nii la nemmeeku mais yor jaasi nii ay arme blanche la yor ay pompe à gaz et cetera di def na ko sudul noonu ci capital boo xamante ni quand même waru fee am ci dëkk boo xamante ni donc nit ñi c'est vrai que mi ngi màgg mais cadre sécuritaire bi force de défense et de sécurité ñi ngi ci def seen kémtulaay kàttan mais nañ ko gën a góorgóorlu ba nit ñi seen xel mën a dal bu ko defee mën a dem beeg dikk bi mais la ngay gis koo xamante ni yéen jigéen ñi xam ngeen ci dara ñi ngi këf fii ay greffage guddi bu nekk te ça coûte cher cheveux naturel ñi ngi bëgg a dee ñi ngi jël seen i sac voilà à l'arraché te ñu ko fiy def mooy loolu jëm on a benn moment jéem a réglementé li nga xamante ni que moom mooy transport deux roues yi fii ci Ndakaaru uti kayit maanaam képp koo xamante ni yaa ngi dawal xeetu moto war nga am papier boo xamante ne moo lay mel ni permis ëllëg lu ci mën a am même dem ba plaque am ci lu ci mën a am ñu mën a identifier ki ko def mais bu fekkante ne du ñu bàyyi laisser aller lu waay neex def moom mooy indi quand même cas yu mel ni kii ab livreur la ñëw ci kër gi di livrer jël nañ ko te ku ne xam da ci doon daan doole zone de captage moom xam naa dinañ ci ñëwaat parce que day zone boo xamante tamit quartier bu ñàkk kaaraange la c'est vrai que ñu ngi ci zone Grand Yoff police moom moo yor seen sécurité mais Grand Yoff rek déjà doy na leen ñoom parce que déjà quartier boo xamante ne am na problème sécurité donc nit ñi war nañ leen a gën a taxaw ñoom waa zone de captage voilà et puis dañoo nennu quand même jigéen ñi loolu lañ nemmeeku jigéen ñi lañ gën a nennu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yoree lu jëm ci service livraison scooter lu ñu koy sàcc bëri na soxna yi également dañ leen di jaay doole xëcc seen cheveux naturel wala ñu fekk la ci sa oto surtout bu làmb jeexee Marcel ay arme blanche yu doy waar la ñu yor ay bégu naaw ay jaasi te gis nga ci li doy waar ci image bi Marcel après cher moom mooy waa ji bu dëgëroon tuuti day dagg loxoom de parce que da doon dóor te xoolul fenn donc ñii ils sont prêts à tout Marcel ils sont prêts à tout moom kañ c'est une scène assez inédite quand même comme ni ko Chérif waxee xamoon nañ voilà bon bëccëg narkam sax loolu peut-être amoon na ay jamono agresseurs yi dañ ko daan def mais man moom scène inédite bu tax may gën a wax mooy ñu fekk la ba ci benn kër di la jéem a pompe wala di la jéem a dóor jaas yi comme ni nga ko waxee bu daloon dëggantaan fi mu doon ciblé kon musiba dina gën a am mu di li nga xamante ne autorités yi war nañ ko gën a xoolaat nag pour mu gën a yokk kaaraange gi ci surtout dans les quartiers parce que phénomène bu commencé di amplifier wu nii au-delà des patrouilles classiques qui sont déployées dans les rues yaakaar naa ne policiers yi war nañ di ou bien gendarmes yi di def ay patrouilles ci biir quartier yi di gën a sécuriser les alentours malheureusement après li yëpp day yàq deru borom
dawalkatu deux roues yi en général ñi nga xamante ne ñenn ñi ils sont dans la légalité quand même parce que léegi fu ñu leen séenee rek force est de constater que dans la circulation voilà ASP yi surtout ñoom dañ leen di taxawloo di contrôler surtout ces conducteurs de deux roues en général dañuy yaakaale dara itam li nga xamante ne moom mooy lamb ji parce que bu lamb amee à chaque fois tamit genre scène yi di am genre situation yi di am dañuy yaakaar ne peut-être lépp luy laal ci supporteru làmb ni la ñuy faral di mel donc li yëpp daal day comme ni ma ko waxee dafa war a firnde ne dañu war a yokk kaaraange gi et puis malheureusement l'une des conséquences mooy la justice populaire mu di sàcc mu di agresseur en général population yi bu ñu amatul pexe force sécurité yi def ci li ci war ñoom ñoo koy fajal seen bopp et c'est encore plus dommage. parce que en fait dañuy gis Cheikh Tidiane parfois ci réseaux sociaux yi nga gis kenn ku jël genre image mi ni dugal ko suñu nee la droit à l'image lan la lay wax dem naa gendarmerie porte naa plainte mais amagul effet escompté maa ngi je connais deux braves dames yoo xam ne période màggal def nañ leen lu metti dañu vider seen kër pourtant kenn ki amoon na les images bi ñu leen jàppee mujjul fenn jaay nañ oram jaay nañ jamaawam beaucoup d'argent et elle s'est battue pour avoir tout cela keneen ki dafa yeewu këram fekk kër gi dara desatu fa donc ñu jël otoom donc muy ay mbir yoo xam ne askan bi dañuy mujjee sonn di fajal seen bopp Cheikh et c'est dommage. non li moom mooy andi ku nekk commencé jënd arme di doxantoog moom wala di ko dugal sa biir oto parce que lii gis nga waa ji dañ ko pompé. dañ ko doon rey jaasi bi mënoon na ko dal ci bopp. wala feneen dañ ko doon rey wala feneen mais instant bi nag li may ñaan mooy que prochain épisode grâce présidentielle kenn ki nga xamee ni teg nañ ko loxo duñ ko bàyyi. parce que loolu lay demee da ngay ñëw bon je sais pas si c'est justifié ou pas mais ça se dit que à chaque fois su grâce amee. semaine di ci topp niveau agression bi day yokku. loolu la ñuy nemmeeku jamono ji mais kii nii ñu teg loxo démb mooy ndaw góor googu sant Diouf xaw ma la Ibrahima Diouf boobu soo moytuwul. fa lañ koy téye suñu commencé président suy bind lettre am di gracier nga dégg ni moom boole nañ ko ci mu génnaat di defar la mu doon def ba peut-être que sax mu faat ci nit beneen yoon mais li ma bëgg wax Faty mooy je pense que dëkk bi jamono ji coow li bari na politiciens yi amee nañ ñu ci seen problème liste ak yooyu mais moi je pense que lii nii population Sénégal boobu Ndakaaru mën na ñoo war a génn dajaloo plus de 100 000 personnes génn marche contre l'insécurité je pense que loolu moo jara xeex jamono ji mettre l'État devant ses responsabilités wax ko ne que même actuellement nit ñi nekkatuñ en sécurité ci seen biir kër yi je pense que là ça devient extrêmement grave. c'est extrêmement grave Cheikh Tidiane. vidéo boobu dafa am ay kàddu yu ñagas moo tax mën nañ su koo teg. avant ñu yegg si ci biir parce que xam na si moom lañ ko tuddee maanaam il se déplace en groupe pour dem stade am na koo xamante ne ressortissant étranger la moom it dañ noonu lañ ko def dañ koo cor ba mu kii jël moom it motoom dem. mooy ci wetu canal bi nekk ci ginnaaw CTO mooy fi xale yi gis nga leen fi ñu jaar noonu di traverser di dem. donc muy même quartier boo xam ne démb daal raxas noonu ko ñoom ñi nga xamante ñoo fa nekk donc loolu tam warul am en tout cas ci dëkk boo xamante ni bëccëg la yu mel ni boo amee je pense que ñi nga xamante ni ñoom yor kaaraange yi war nañoo gën a bàyyi xel sécurité bi et puis prévention tamit parce que moo ci gën a am solo sax du war ñoo bàyyi ba mbir am rek ñu doog naan solution wala solo fekk lii am na wala dégâts yi am na mais nañ ci jéem a def prévention ba nga xamante ni comme ni ko doon defee dina dissuader ñi nga xamante ni mooy quand même defkatu ñaawtee fii waaw ni ñu ko waxee Faty man yaakaar naa ne lii moom dafa ñëw rek yokk ci xar mi karaw parce que bu ñu xoolee sax waxuma insécurité bi comme li ñu gis nii image yi doxantu ci réseaux sociaux yi mais lu ko jiitu sax xale yi nga xamante ne nii dañ leen di rey fan yi muy xale yi jigéen yi ñuy këf xale yu ndaw yeeg ñun xam nga Faty boo xoolee ñun dañuy xëy di liggéey sax mais daanaka booy xool sa xel du dal boo yoree njaboot léegi sa xel du dal danga naan yàkkamte nga ñu wàcc ba heure ba fekk leen ci kër ga donc man li Cheikh Tidiane Diaw wax léegi dafa am solo ñi ngi sàggane loo xamante ne nii ñi ngi koy bàyyi te mi ngi gën a am doole ci réew mi ñi ngi topp politique bi di wax mu mel ni ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ci war a wax am na leneen lu occupé seen pensée te yaakaar naa lii nag mooy li jàmp lii nañ ci taxaw parce que lii moom buñ ci taxawulee man yaakaar naa li ñuy dundi ëllëg mooy nar a gën a pire lii donc je pense que ñëpp war nañ joxante loxo ci lii wax nga lu am solo tamit muy xale yi ak seen
wàll ci biir mi xeetu insécurité la. am na beneen image également boo xam ne elle est devenue virale muy femme bi taxaw ak xale bi benn borom charrette ñëw fekk nekk xale bi daf ko këf donc femme bi su amul woon dëgër laay xale bi day dem te muy ay mbir yoo xam ne quand même je pense que war nañ ci def taxaw seetlu ak ci biir daara yi également je pense que nañ gën a sensibiliser xale yi ci biir école yi c'est-à-dire les enseignants tey ñi nga xamante ne ñooy jàngal xale yi nañu am beneen discours bu ñuy tenir ak ñoom ci bu ñu wàccee war a yegg seen kër ak yi ñuy mën a tasel ci yoon bi yëpp. tout à fait merci beaucoup ce qui s'est passé à Thiès xale bu ndaw boobu nga xamee ni dañu ko bëggoon a égorger et puis ce qui est traumatisant Cheikh Tidiane mooy xale bi li magam nettali ma déglu ko à la rajo bi mu naan ko ma rendi la wala ay baat yu ñaaw donc xale bi su wéree il va traîner avec ça c'est sûr même bu fekkee ne sax am na encadrement ba ci war parce que le gars lui demandé ndax mu ban anam la ko war a faatee muy ay mbir yu doy waar ñu jégalu peut-être ci kàddu yi mais information loo xam ne dañ koy wax pour ñun ñëpp ci askan wi yedduñu kenn mais ñun ñëpp ñu gën a defarwaat comme kaaraange gi moom fi mu ne nii dafa sooxe gis ngeen image bi kon ñi nekk ci biir kër yi sax tëju kenn muccatul ñuy am yaakaar rek ni kilifa yi dinañ ci jël matukaay bi wax jërë ngeen jëf merci beaucoup ñu wéyal Infos Matin 7h jot na ba tegal ñeenti simili